rubrique Bon Plan avec Larry. Et puis c'est un problème qui touche beaucoup de femmes. Hein. Beaucoup de femmes. Voilà. Surtout femmes yi nga xamante ne ay xale du ma ne sax femme ay filles laay wax parce que yaakaar naa femme bu def loolu yow la neex. keroog commencé woon nañ si tey incha allah dañ koy yeggali promotion canapé léegi doon na loo xamante ne dafa bëri surtout que ci métier yëpp la am mais nag dafa gën a bëri ci li nga xamante ne mooy métier yi xew léegi muy genre affaire ñi nga xam ne ci média yi la ñu bëgg liggéey animation ainsi de suite yooyu ñoom nañu génn télé wala ñu leen di déglu ñuy di leen di seetaan ci internet bi jaral na leen lu nekk je pense que ni nag loolu dañ ko war a xeex mu arrêté si dëkk bii nii parce que da ngay gis koo xamante ne dafa rafet mu ñëw ñu teg ko ci télé bi 2 mois la fay def wala 3 mois ñu jox ko émission yi nga les plus grandes émissions mu koy diriger mais 3 mois yooyu bu jeexee ba ñu am li nga xamante ne moom la ñu soxla woon ci moom jeex na dootoo leen ko gisati dañ koy yóbbu frigo comme ni ko Seydina di waxee xaw ma Alaska nu mu tuddati sax Alaska pôle Nord voilà fa lañ koy yóbbu loolu nag muy loo xamante ne tout le temps c'est pas bien fépp la am des fois da ngay gis da nga daan toog gis ñoo xamante ne ci bureau yi ñu fay yóbbu ay seen mer gàddu di def naka sudul noonu yaakaar naa am na ñoo xamante ne jotoon nañ leen a filmer ba partager ko ci li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi Médina am na benn maire bu ko defoon ñooñu certes am na ñoo xamante ne dañ koy def par nan laa ko mën a waxee consentement dalay neex nga dem mais am na ñoo xamante ne dañ la ciy tegal li nga xamante ne moom mooy seen ay charte mooy seen ay conditions si tu veux boo bëggee am liggéey nga ñëw def liñ la sant après ñu defal la liggéey dagal la salaire te léegi dëkk bi dëgër na dëgër boo xamante ne dangay am sa licence am sa master yëpp doo mën a am liggéey bi nga bëgg du coup boo ñëwee nga gis kenn koo xamante ne xelam mi demeewul lu feesul dafa ñoradi parce que man ñu ñoradi laa leen mën a tuddee ñu wayadi si nga ñëw ñu proposer la benn yenn salaire yi defal la promotion canapé boo amul dara looy seet da nga koy daal di def te man je pense que ne boo demee bay def yenn affaire yi da nga ko war a def par consentement da lay neex nga def ko par amour mu neex la nga def ko man kenn du ma forcer si lenn nit da ngay am fulla am fayda bu 5 jigéen rek bu ñu mànkoo woon ne lii dootuñu ko defati loolu daf fiy jóg la preuve en est que da ngay gis benn société day am kenn koo xamante ne dafay nekk di am fulla am fayda di liggéey mais mooy gën a ñàkk bayre ci foofu parce que xam nga lan la day am fulla am fayda kenn du ko sañane di ko xoolee sax yenn bët yi ba di ko proposer lenn loo xamante ne sequ leen ko yéen ñaar kooku lu ñuy def duñ ko ci boole bu doon def yenn émissions yi dañuy jékki-jékki daal di koy bàyyi bu doon def 5 léegi benn lay def parce que duñ ko ci boole ndax lan fullaam ak faydaam mais dans quel pays sommes-nous dans quel monde sommes-nous am na yoo xamante ne dañ ko fi war a arrêter te am na nag ñoo xamante ne boo xasee buñ la dugalee ci yooyu ba ngeen commencé di génn yow boo moytul sa àddina dafay yàqu parce que dinañ la tàmmal loo xamante ne góor dootu la ko tàmmalati ci àddina forte somme lañ lay jox may la million wala 500 000 par jour wala par mois du dara si ñoom imagine nga gis kenn koo xamante ne bëggoo ko bëgg la da ngay gis nga promotion canapé yooyu ku ko commencé bay dem da ngay dem ba dootoo ko mënati bàyyi da ngay weesu li nga xamante ne mooy promotion canapé bi parce que loolu juste pour am benn entrée ci société bi la mais da ngay dem ba drogue lay doon te dañ lay tàmmaloo da ngay gis benn koo xamante ne am na lu mat ay 50 ans nekk ci benn xale boo xamante ne elle n'a même pas 20 ans teel ko tàmmal pédophilie teel ko tàmmal li nga xamante ne mooy ay forte somme ay di ko jox xale boo ci jox tey 100 000 danaan upp cagnotte baa ngi nii suba nga jox ko 300 000 suba nga jox ko 500 000 des fois booy dem Maroc wala fenn ngeen ànd xale boobu dootu la bàyyi wati day dem ba jëkkër dootu ko bëggati ci àddinaam parce que xaalis bi nga koy tàmmal moom moo tax un jour da ngay xëy suba teel da ngay dem ba yow góor bi da ngay maar ci loolu bàyyi ko soo ko bàyyee xale bi dootul mën a ci nekk ak ñi nga xamante ne ay nit simple lañ yoo xamante ne amuñu moyens yooyu dañuy dem si seen àddina mooy parce que xaalis mooy loo xamante ne dafa seytaane soo ko xasee ba tàmm rek tàmm nga ko surtout xaalis boo xamante ne liggéeyoo ko ci ay benn 30 minutes 1 heure de temps lañ la koy jox la ay centaines de mille francs nga jël ko loolu suñ la ko tàmbalee après ñu bàyyi la qu'est-ce que tu vas faire da ngay dem ba mujj bi sax da ngay def de la prostitution clandestine mais c'est la prostitution on va appeler ça comme ça parce que tàmm am na yenn tàmm yoo xam ne boo ko demee ba mu nekk ci yow tu fais de la prostitution clandestine xam nga tey au moins prostituées yi ñoom xam nañ ne am nañ carnet ñoom seen liggéey la quoi qu'on dise ils sont reconnus ils ne se cachent même pas mais les prostituées qui se cachent c'est ça c'est eux-mêmes qu'on appelle les prostituées clandestines mooy maanaam doo leen romb ci mbedd bi ba gëm ba xalaat ba imaginer ne kii dafay def prostitution alors que vraiment buñ la waxoon ni muy dundee parce que man je me dis que ñooñu sax ñoo gën a grave sax prostituées yi parce que prostituées yi comme on dit ce sont leur boulot ñoom ñu ngi dem hôpital di dem di xool seen état de santé fan la nekk di xool seen état de santé yor seen carnet ils sont reconnus mais tey ki nga xamante ne tey jii nii amul carnet amul dara
ci loolu noonu lay sukkandikoo pour mën a dund di def n'importe quoi tey yaa ngi góor bi pendant 1 mois suba yaa ngi góor bi pendant 2 mois su gannaaw suba yaa ngi góor bi pendant 3 mois ñu lay fayal billet avion ngay dem dëkk ba dëkk après tu veux dire que tu n'es pas une prostituée loolu bon en fait l'entendement ne l'accepte pas. Même quand tu dis prostitution clandestine, ça veut dire que l'homme qui n'est pas au vu sur tout le monde. Ben, ce que je pense en fait, c'est de la prostitution déguisée. Pour en fait jàllale sa condition de vie, voilà quoi, c'est société bi. Ça revient sur le mot. Mais maintenant ce qui se passe, moi, quand ce fait qu'il y a ce halal, daf la jaral lu ne. Ba tax nga asaaloo sa bopp, assumer ko. Parce que yaayu diw waaw loolu seede boobu musiba la naaru musiba naaru gën a métti da ngay gis kenn koo xamante ne sa yaayu doom la koy choisir aussi si da ngay gis kenn koo xamante ne dafay ñëw bonu boppam dañ naan liggéeyu ndayam la fekk ndeysaan yaayam mi ngi toog jàpp ñaamburam musta def lu bon xamul loolu xale bi ñëw rek am benn comportement boo xamante ne doo xam kii fan la jëlee lii wala ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir société yi di ñu leen fay def naka sudul noonu bu ñu yeewoo yor seen ay oto yu rafet sañse ba jekk di balballu wallaahi alazim société boo nekk di fa def naka su dul noonu que nga dégg ko que ñàkk ko dégg nit ñi xam nañ ne yow ci lan nga nekk te loolu moom je pense que ne dara jaru ko parce que xam nga lu tax parce que di nga gis benn jigéen bu yore appartement 800 000 francs dañ koy faire par mois am toutes les commodités vraiment tu entres vraiment da nga naan waaw saa waay lii mu demee am oto maa ngi dem Dubaï maa ngi dem fii commerçante là mais faut arrêter quoi faut arrêter les gens savent li ma bëggoon xam mooy c'est-à-dire kon am na ñoo xam ne ñoom ils assument kii lañ de soxla lañ de parce que loolu aussi doy na waar de ku mën a am loolu ñu defal la appartement 800 000 di la jox ay kii yow moom xanaa nuroo ak yeneen mais Seydina loolu moo am ci dëkk bi non ndax nuroo non man ngay safle bi ñàkk safle bi laa xoolal si précarité bi ngay nekk loolu laay laaj xoolal précarité ndax daa am différence wala question dafa am ñoo xam ne seen boss dafa am lem wala jumbool damaa bëgg a xam daal dama lay expliquer xoolal xam nga di nga nekk si précarité mooy xoolal humeur comme ni ko laa di waxee humeuru gaan bi si humeuru gaan bi lay ngay doxee en fait c'est-à-dire que aujourd'hui il décide de te rayer de sa vie temps de vie ba doo ko amaat il faut nga dem cëppeelu comme ni ko waytee waxoon feneen waaw non man je suis d'accord mais la question que je me pose mooy dama bëgg a xam maanaam nekk jigéen lu mu la jaral booy saa yi nañu waxante dëgg c'est ça en fait le truc je vais te dire un truc on va pas dans les Dakar dama lay wax benn affaire Dakar am na ay coins yoo xamante ne Seydina am na ay coins am na ay quartiers yoo xam ne Seydina on va m'excuser du terme mais c'est de la réalité et tout le monde le sait comme par exemple benn Mariste da ngay dugg Mariste tu vas avoir dans un immeuble li may wax ne du ay caaxaan di nga dugg ci benn immeuble bu luxueux duggal ci immeuble bi 90% wu appartement yi fa nekk ay célibataires ñoo fa nekk c'est des filles endurcies qui sont meublées à un luxe mais insolent c'est des filles qui reçoivent des étrangers yoo xamante ne da ngay gis góor bu jógee dëkk ba dëkk ñëw pour def fa 1 mois ñu lekk ci lu ñu ci war a lekk waa ji dem suba keneen ñëw doo mës a dégg diw takk nañ ko parce que ñoom sëy taxu leen a jóg luxe bi ñu nekk noonu moo leen jaral lu ne wala ñoom seen bopp elles se déplacent elles ont pris leur appartement à la place d'en faire un appartement meublé elles en font un appartement à elles boo xamante ne meublé la pour ñoom seen propre besoin nekk ci lu leen neex di la romb chaque jour moo tax li may wax chaque jour naa nit ku nekk boo ñëwee sa moroomu nit te xamuloo alalam fu mu jóge ci musiba rek ngay dëkk parce que kooku bu la nettali woon peut-être tey nu muy def ba am alalam nga ñee boobu noonu nga mujj sax faf bañ nit ki parce que peut-être mënoo leen bokk mentalité comme mën nga ñee nit tamit mu wax la ci lan la nekk nga ne yow da ngaa bëgg ne ci loolu nga dem nekk ci loolu parce que am na histoire u sœur malien yi fi amoon récemment kenn kii je vais pas citer son nom mais elle a carrément dit que moom du coucher avec un homme boo xamante ne joxu ko moins de 15 millions def ko ci réseaux sociaux yi ba cité ci benn ministre boo xamante ne sénégalais la. non mais yow loolu sax dafa xam nga ne loolu c'est bizarre loolu ministre boobu bi ko waxee automatiquement njiitu réew mi daf ko waroon a génnee ci gouvernement bi. xam nga parce que fan la jëlee 15 millions yoo xamante ne day dem di ko jox kenn rek pour si seen naka sudul noonu. mais koo xamante ne sa salaire bu matee 1 million c'est la yem. laaj xam nga li gën a garaaw xam nga lan la man li ma gën a bañ ci coow li yëpp mooy ñi nga xamante ne dañuy teg seen bopp comme des prostituées de luxe. xam nga li may wax sànq rek man tey je préfère une prostituée qui est confirmée nga xam te ne moom ñëpp xam nañ ne liggéeyam la tey lu mu am ci liggéey même bu dee ay milliards la sax liggéeyam la ko amee parce que loolu la jël comme décision de liggéey mais am na fi ay femmes yoo xamante ne Seydina dañuy xëy di week-end yi ba Arabie Saoudite di week-end ji ba Dubaï di week-end ji ba Angleterre ak Maroc bi moom moo ngi toj dem cagatu ji ñibbisi ak ay millions nekk ci dëkk bi di yaataayumbe. li may laaj man xoolal te ku la ci gën a rafet sa morom nga ne. kii ba léegi yéen da ngeen maa tontoogul rek.
maanaam pays dafa am différence. non Seydina amul benn différence gis nga dëkk bi amul différence. mais Seydina ku nekk ak li nga bëgg def lu mu la jaral. li may laaj. non naa ko xam nga non xaaral yéen ba léegi c'est que acte bii ngeen may def nii laa nangu. non da nga bëgg xam nga da nga ma ne ku nekk ak li mu la jaral c'est-à-dire d'accord mais xam nga ki def nekk prostituée de luxe kon kooku yemul ci benn nit kese. waaw dafa am X Y Z ainsi de suite loolu xam nga kon kooku daa di moo tax ma ne kooku moom dafa spécial wala dafa lan moo ci nekk. mais li nekk ci loolu mooy comme li mu wax gis nga góor ñi tey ñi nga xamante ne ñoo bëgg loolu mooy daf leen koy jaral peut-être que gis nañ loo xamante ne dafa spécial ci ku jigéen ki bu jaral leen ñu koy def xaalisam wala peut-être ku jigéen ki defal na leen loo xam ne beneen jigéen defalu leen ko mu jaral leen ñu mettre ci seen xaalis loolu la kese tey jii nii tey am na loo xamante ne Seydina sa jabar peut-être ci santé am ak ci vie am jaralu ko mu am beneen jigéen bu nekk ci mbedd boo xam ne jaral na ko fii ñaata lañ fi gis ñoo xamante ne góor ñu bëri tey di dem di seeti yeneen jigéen parce que lan c'est pas par amour c'est parce que dañ fay fekk loo xamante ne fekk bàyyiwuñu ko seen kër ñu dem di ko wëri ji ci biti parce que peut-être non justement non c'est juste pour t'expliquer que ne góor mën na dugg ci jigéen toog fa raison bi mën na bañ a nekk parce que daf ko bëgg mais parce que li mu koy defal foofu noonu amu ko këram yaa ngi dégg parce que kooku am na faiblesse su jigéen boobu noonu par rapport ak peut-être des choses qu'elle lui fait wala genre parce que tey gaa ma la benn affaire jigéen ñi dañoo bëri pexe ku ci nekk am na lu la góor jaral am na beneen affaire c'est-à-dire que kumpa ak xeemeem waaw lu nekk loolu yëpp lu nekk dina la ci dugal ba pare dëkk bi li ci gën a grave mooy dafa am ñenn gis nga jeunes yi nga xamante ne ay 85 lañ juddu genre yooyu noonu 35 ans 33 ans jigéen jaralu leen yenn affaires yi soit da ngay nekk ak ñoom si jàmm ñu defal li nga bëgg soit mënoo ko ñu bàyyi la dem seet sa morom mais xam nga ñan ñooy def loolu ñi nga xamante ne ay pas lañu wala ay demi pas am xaalis bu dul jeex xamuñu lu ñuy def seen xaalis ñoo koy dem def dañoo fowul sax si gis nga dafa am ci yenn resto yoo xamante ne boo ko demee ville da ngay toog may de foowuñu man damaa xam ne pëy Seydina s'il te plaît xaaral dafa am ñoo xamante ne ville ngay dem ci yenn place yi yenn resto yi da ngay ñëw toog ba pare nit ñu ne la diw kee fayal na la joxoñ na la ngay dem ñu jox la carte de visite loolu man mi di wax ak yow man mës naa toog jox ma carte de visite bi ma génnee damaa xotti carte de visite parce que sama yoon nekkul ci moom mais bu fekkee ne da nga ko def kenn koo xamante ne dafa bëgg xaalis day jékki-jékki woo ko doo xam loolu fan lay mujjee te léegi lenn yëgal naa la ko da ngay am sa jabar mu toog di la muñal nga génn ñëw ci benn xale boo xamante ne xale bu am fit la nga dem may ko xaalis bu xëyee suba teel day horaire wuti ay sëriñ dina la yeew boo xamante ne sa jabar doo toog du la teggati bët lu mu bëgg di nga ko jox ba pare da lay ruiner sa xaalis bi yëpp lay lekk ba mu jeex mu ne la ust ma dem seeti ji sa morom on a vu de bons exemples ici pour te dire rek que ne choix wu des fois nit ñi yow mën na la choquer mais ñoom du leen choqué da nga ko fi gis nañ fi ay filles yoo xamante ne ñëpp xamal nañ leen prostitution déguisée boobu noonu al doon wax et c'est des personnalités c'est des personnes reconnues dans ce pays yoo xamante ne dañ daan nekk seen biir appartement góor a leen doon yor ñuy dégg diw la doon àndal tey mu ngeeg diw gannaaw suba mu ngeeg diw gannaawaat suba ñu ngi diw tey jii nii ñoom la ay nit yu am xaalis takk jabar ñu siiw ba bëgg a dee ci dëkk bi tu te demandes même à la longue ce gars-là comment il a fait pour épouser cette fille que ñëpp jaar ci kawam il est sourd comprendre nga mais mënuloo sax définir loolu lan mooy cause bi gis nañ ko fi ay cas yoo xam ne ils sont fréquents ñu koy gis di ko dund ak ñoom des filles yoo xamante ne ñëpp xam nañ ne elles faisaient de la prostitution déguisée seen kër yi lañ nekkoon luxe bu extraordinaire lañ doon nekk ñëpp xam nañ ne luxe boobu liggéeyuñu ne ko ndax elles n'ont pas de salaire pour ça ay góor leen ko doon jox te tey jii nii ñoom la ay góor jóge fële ñëw takk leen def leen soxna wala bàyyi fi ay xale yoo xam ne ñu ngi toog ci seen pooju ndey demuñu dikkuñu bëgg a jëkkër ju baax xanaa xamoo d'habitude jigéen ñi dañ naan ñi nga xamante ne dañoo réglé amuñu chance tout le temps loolu mooy suñu terme on ne comprend même pas le choix des hommes parce que góor ñi tamit dañu am seeni vices yoo xamante ne da ngay gis tamit góor boo xamante ne bu la rombee léegi da ngay daw tàllal ko say loxo pour mu sàkku si moom ñaar mais ñooñu ñi ngi def yoo xamante ni si dëkk bi tey jii bu ma ko génnee woon dañ may jàpp yóbbu ma Sénégal day ñëw arrêté émission barke Serigne Touba arrêté émission bi wala ñu jël ma def ma ay titres ci réseaux sociaux yi monter sama tension yaay si sa bopp sax dina yéeg man yooyu man moom maa ngi xaar ñu defal ma loolu parce que sama liggéey la ba suñ ma ko waxalee dara yëngalu ma sax lu leen neex nañu bind c'est leur problème mais boo amee ay parents da ngay moytu ñu lay waxal yenn yi surtout sa yaay bu amee tension da ngay moytu ma sama yaay daa am tension yaa ngi dégg mais yi xew ci dëkk bi àll bu ma ko fi waxoon tey wala ma cité ci 5 wallaahi lazim dina am problème wala ñu on va en parler parce que ça c'est gravissime dëkk bi li fi am dafa grave ba pare peut-être xale yi bon nañu dañuy def yenn affaire yoo xamante ne naka sudul noonu la mais mag ñu aussi dañoo war a jàppale xale yi dafa am yenn mag yoo xamante ne yenn yi ñàkk fayda la benn exemple laa lay jox dafa am kenn koo xam ne dafa tere woon doomam ay affaire Facebook xale bi sàcc ndànk dem jënd téléphone changer photo wam changer turam
kooku gis ko papa ji ci boppam gis ko di ko doxaan ci Facebook bi. xoolal loolu ba joxanteeg moom rendez-vous ci benn hôtel de la place li ma lay wax fii nii la xewee ci dëkk bi. joxanteeg moom rendez-vous hôtel de la place waxanteeg moom papa ji envoyé na ko lu bëri yoon xaalis ci turu copinam mu dem di retirer ji xaalis bi te papa ji xamul ne moom lay waxal. moom ci boppam xam na ne papaam lay waxal mu bàyyi ko rek ci biir. xoolal ma loolu rek. ba benn jour ñu joxante rendez-vous ci hôtel xale bi dem jiitu ko fi ne ko maa ngi chambre tel tel papa ji bi mu ko gisee dafa daanu léegi xale bi ci diggu bopp papaam bi la toog bu ko xoolee sax papa ji xam na luñ ko waxul mi ngi noonu kon mag ñi ñoo war a jàppale xale yi am na ñenn ñoo xamante ne yenn âge yi boo ko amee lépp loo def yaa ko tey yoonu kenn nekku si mais bu fekkee da nga toll à la fleur de l'âge xale yi bu ñu bëggee benn affaire tant que atteindre ñu seen objectif du ñu bàyyi dañoo dëgër bopp tant que lu ñu surtout yenn âge boo tolloo da ngay fugg moo lay jàpp kon nag mag yi ñoo leen war a boo ñëwee ne la man je préfère ça may la xaalis yedd la ne la lii ak lii bu ko defati mais balaa ma lay may lii dama lay def lii dëkk de loolu waaye yow nag yow tam laari nag yaa saf xorom 8h18 jot yow laari yow nga yaakaar ne góor ñi mais nag du góor ñëpp ñooy def yooyu am na ñoo xamante ne duñu def comprendre que ne ñi di def lu bon loolu ñoom seen bopp dañoo baaxul xam nga tey ku baax dafa tallu sax naan yaa ngi dem di topp ay xale ba naan sax yaa ngi naan da ngay dem di def ji naka su dul noonu sa morom ngay wëri ji wala leneen mais kii dem ba naan moom dafa am problème ak xale maanaam gis xale xam ne kii moroomu doomam la di dugg ci moom du kooku mooy ñëw di la yërëm naan da lay may xaalis pare di la bàyyi mais forcément bu la interpellé c'est parce que am na fu xelam yegg bu yàgg bëgg na fa egg moom tamit oui mais kooku loolu ngay wax nii c'est ki nga xam ne dafa dëng mais ki nga xam ne normalement comportement bi nit war a am ak koo xam ne da nga ko màggee 30 ans 40 ans mooy conseil ak jàppale ko wala dimbale ko parce que tonton nga c'est ça le rapport normal en fait ouais, c'est ce qui est normal mais cette normalité là n'existe plus de moins en moins elle existe mais de très moins en moins sax laay wax parce que tey jii nii jamono ji ñu toll di nga dugg ci ay place publique yoo xamante ne ñun ay doxkat lañ tey même bu dul doxu ñàkk fayda mais dañuy dem ci yenn endroit yi parce que suñu liggéey daf ñu ko may wala quoi que ce soit dañuy dem di gis ay affaires yoo xamante ne tu es choqué tu te dis mais attends qu'est-ce que cette petite fait dans ce coin là yow nga xam ne yow à son âge tu n'oses même pas fréquenter ce coin tu trouves là-bas une petite kii ba nga ko loolu sori na man damay toog di wax ak ay xale yoo xamante ne man maa leen mag même bu ma leen magee li ma leen mag samay moroomu rakk parce que man sama rakk rek magee naa ko 9 ans xaw ma 10 ans damay toog di waxtaan ak génération boobu wala dañ may wax yoo xam nga lan lañ ma jàppee man benn kaw yow ino dem tam dina la yow inuloo da ngaa yàgg loolu lañ may wax sax yow inoo dañ may wax ay affaires yoo xam ne balaa may dee ñu génnee seen téléphone yi naan xoolal ci place bu luxe bi yow lu tax doo dem man ci beneen monde lay nekk yoo xamante ne man bi ma amee seen âge boobu lan laa doon xalaat nan laa mën a amee bac ba génn dem def ji leneen que may nekk di foo noonu non mais yow tu n'avais même pas tu connaissais même pas ces endroits là loolu moo gën a grave musuma ko xam man xam nga fan laa xamoon dinaa ko tudd tey ay César fa laa doon lekkee jënd hamburger 1200